bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh di leen baalu xaq di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala boole ñu jéggal ci al-kunuuz al-ashara ci suñu jotaay yi nga xamante ne ñoom ñooy yi weesu ci al-Kunûz al-Kanz as-Sâni gisoon nañ ci li nga xamante ne moom moo aju woon ci al-mashi'a al-irada ak al-amru gisoon nañ tamit li nga xam ne moom moo aju woon ci yenn feeñuwaay yu wuute ci nekk téefi maanaam ci borom bi subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne moom mooy al waajibul wujud bi zaati moom mooy ki nga xam ne moom rek la amam wér amam maanaam nekk loo xam ne lu ñu mënta dañ la mu tàmbale woon ci moom ci ay li aju woon ci mbiram mooy at-tajalli gisoon nañu ne yeneen yi alayhi salaam ñoo amoon at-ta'addud ñu gisoon ne malaaka yi ñoo amoon ak tamassul ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu gisoon nañ itam ci suñu bunt bi ci tegu woon mooy xayaatul kawni maanaam adduna bi dund gi nga xamante ne moom lay dund te moom lañ jeexal ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna waaye adduna boobu dund gi nga xamante ne moom lay dund dafa am adduna bu mag bi am adduna bu ndaw bi alamul akbar mooy adduna bu mag bi mooy doomu aadama mooy nit maanaam mais loolu buñ ko waxee mais mooy ci le fait que mu nekk ruux maanaam ruuxu doomu aadama ak li nga xamante ne moom la borom subhanahu wa ta'ala dëxëñ ci moom yëpp ndax adduna yëpp dañoo daje ci moom doomu aadama ci mbooleem wàll yi ñu gis tamit ne dafa am adduna bi nga xam ne mooy alamul asghar mooy adduna bu ndaw bi alors que boobu adduna ci bëtu nit ñi moom mooy adduna bu mag bi mooy univers bi loolu comme que adduna bi yëpp nag day dund te dund googu yëpp ci doomu aadama lay réaliser wu dafa am mbir moo xamante ne doomu aadama su ko bëggee réaliser maanaam ngir mu mën koo dund dëgg-dëgg dund li nga xam ne mooy wër-wërloo ci àdduna yooyu yëpp dafa am borom subhaanahu wa ta'aala nu mu tëggee mbir yi nu mu tëggee àdduna bi nga xam ne moom moo ko bind moom mooy ki ko xam noonu mu ko tëggee noonu la tegee tamit doomu aadama bi nga xam ne mooy àdduna bu mag bi mu nekk koo xamante ne dafa am yoo xam ne moom la war a sàmmonteel ngir dundam mën a jag waaye tam ngir adduna bi mën a jag loolu moom mooy ash-shar'u mooy sharia te loolu moom mooy buntu bi nga xam ne moom la ñu war a gis mooy fasl bi ash-shar'u mooy yoon voilà moo tax da ngay gis rue yi dañ na sharia maanaam la rue nangam maanaam comme ni ñuy waxee rue nangam maanaam rue exemple ban laa mën a jël sax buñ jëlee tey fii ni rue Montgolfier rue Gabriel Péri et cetera bu doon ci arab sharia lay wax maanaam mooy yoon wani jaar borom subhaanahu wa ta'ala ne
li kullin minhum ja'alna shir'atan wa minhaja képp ku ne ci ñoom maanaam mooy borom subhanahu wa ta'ala ñi mu yónni woon ci xeet yi wutal nañ la yoon wa ngay jaar waaye yoon wi nga xam ne dañ koo ñekk moom la ñu tuddee sharia mooy shira gis nga shira la jëfandikoo foofu muy yoon woo xam ne yéen da ngeen ko jagoo ci biir yoon wu waa mag bi wa minhajan ak ñàll wi nga xam ne moom ngay rëdd ngir wi nga xam ne moom ngay ngiroo loolu ñu bàyyi ko xel parce que sharia kon muy sharo dafa gën a yaatu dañuy wax sharo di wax sharia mooy li nga xamante ne tey mën nañ ko tuddee constitution maanaam constitution bi moom mooy li nga xam ne moo dajalee mbir yi nga xamante ne ñoom du ñu yëngatu en général constitution day immuable tey du saa yu la neexee rek maanaam n'importe qui maanaam président wala keneen ak keneen taxaw rek daan ne mbir mi dama koy soppi déedéet loolu pour ñu mën koo soppi lu rëy moo war a mën a tax moo tax nga gis ci yenn dëkk yi nga xam ne dëkk yu lay ji la par exemple ñoom pour ñu mën koo soppi comme ñoom ñooy tëralal seen bopp constitution dañuy woote référendum par exemple ngir mën a changer benn point ci constitution bi wala ñu yokk ko et cetera constitution boobu nag moom moo tudd charo mooy constitution bu mag bi nga xam ne yeneen loi yëpp ci biir constitution boobu lañ ne loolu moo tudd charo kon bu ñuy wax fii charia ci buntu maanaam de manière générale xaqiqa day duggaale ci biir loolu moom moo tax képp kuy def différenciation entre charia ak xaqiqa c'est parce que xamul li muy wax lu mu doon parce que charia mooy yoon wi nga xam ne moom la ñu tëral teg ko constitution boobu nga xam ne moom la ñu teg d'ailleurs borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi yëgal ne fondement wu charia boobu mooy usulu charia yooyu duñu bouger te bouger wu ñu depuis mam Adama alayhi salaatu wa salaam ba adduna bi de tukki yooyu duñ bouger mu wax ne ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim shara'a lakum mina ad-diini maa wassaa bihi nuuhan wallazii awhaynaa ilayka wa maa wassaynaa bihi Ibraahiima wa Muusaa wa Iisaa an aqiimu ad-diina wa laa tatafarraquu fiihi kabura 'ala al-mushrikiina maa tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabii ilayhi man yashaa'u wa yahdii ilayhi man yuniib mu ne Boroom subhaanahu wa ta'aala moo leen yoonalal shara'a lakum mina ad-diini ci dundin wi comme niñ koy waxee baatu diine prix bi ñu gis ne mooy bi ci gën a baax baatu diin maanaam boo waxee diine wolof su ne diine dafa waxaat rek baatu arab bi maanaam firiwu ko bu dee tubaab yi religion la ñuy wax ba tey des na nekk am prix parce que day tendre à ce que da lay wax rek ne mbir mi li aju ci spiritualité kese la wala ak éthique ak moralité et que surtout ci volet culturel rek la yam maanaam ci culture yi rek la yam yi ñuy jaamoo yàlla c'est que diine dafa nekk nii religion nekk nii mais que bu ñu demee ci leneen maanaam sama mbir dundu àdduna sama vie privée sama vie professionnelle ak yu mel noonu ak yeneen yi ci des yëpp loolu diine du ko régir diggin boobu baatu diin ci borom subhaanahu wa ta'ala moom nanguwul baat boobu maanaam nanguwul baatu religion boobu noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy jàppee noonu waaye ni mu koy nangoo moom mooy ak diin baat bi ci boppam ci firi dëgg ci wolof mooy dundin moo tax nga gis sax maanaam ni ñu nuróowee dundin bu dee ci tubaab firi bi ma gis tamit ne mooy bi gën a baax amaan na mooy mode de vie voilà mode de vie voilà le comme ni ko gars yi di waxee quoi maanaam philosophie kii et cetera le modus vivendi yaakaar naa noonu lañ koy waxee modus vivendi loolu moom mooy dund maanaam mooy mode de vie maanaam nan la ñuy dundee dundin borom ne subhaanahu wa ta'aala ne tëral nañ lay yoon bi mooy constitution bi teg nañ ko ci seen dundin shara'a lakum mina diini
maa wasa bihi Nuuhan li nga xam ne moom lañ dénkoon yeneen ci yàlla Nuuh alayhi salaam nga xam ne moom la ñu njëkk yabal ci peuple boo xamante ne dañoo weddi yàlla ñoom moom lañ njëkk yabal wala dañuy bokkaale mu ne wallazi awhaynaa ilayka ak li nga xam ne moom la ñu wax yu ci yow tamit même chose la yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te mooy jëmmi wa maa wasaynaa bi moom la ñu dénkoon Ibrahima yent yàlla Ibrahima wa Musa yent yàlla Musa wa Isa ak yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam ñii ñëpp dafa am benn dénkaane kese boo xam te ne moom lañ leen boole woon te muy fondement wu sharia yi li tax ñu tudd juróom ñi nag ñoom ñooy ulul azmi minar rusul moo tax Alxuraan tudd leen ñoom ñooy juróom ñi nga xamante ne ci yenente yi alayhi salaam ñoom ñooy piliers yi ñoom ñooy kennu yenente yëpp alayhi salaam ñëpp ci kennawu ñii lañ ci ronu ñii lañuy demee borom subhaanahu wa ta'aala ne lan laa leen dénkoon mu ne maanaam an boobu mooy tafsir yi day firi di leeral ne aqimu diina na ngeen taxawal dundin wi ni ngeen di dundee moom na ngeen ko taxawal wala tatafarraqu fii te bu leen ci wuuti bu leen ci tàqali ko dundin woowu lan la borom subhaanahu wa ta'aala leeral na ko bi mu naan inna diina inda Allahi al-islam ci sourate Al-Imran sa aay bi ma wax léegi sourate Shura la ne benn dundin moom la nangu yàlla borom subhaanahu wa ta'aala benn dundin moo am fa moom mooy al-islam mooy wommatu gi ngay wommatu carrément ci lépp ci yàlla loolu mooy dundin bi yàlla nangu mooy nga lépp nga wommatu ko ci moom mooy la soumission totale inconditionnelle maanaam kon ci sa mboole mbir yi amul loo naan bu may dugg ci place sangam yàlla dama koy bàyyi ca gannaaw déedéet yàlla fépp lay nekk ak yow te mooy régir sa lépp nga wàcc sa bopp toroxlu damm ci kanamam ci mboole mbir yi looloo dundin bu baax moo tax mu ne zalika diinul qayyim lii mooy dundin bu taxawu voilà ci beneen aaya wa zalika diinul qayyima lii mooy dundin wi nga xamante ne mooy bu coow wooral bi jub xott bu baax bi dundin woowu nga xamante ne moom la ñu jox yëpp ñëpp borom subhaanahu wa ta'aala wax ñu del ne tamit ne wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa fil aaxirati minal xaasiriin balillaaha fa'bud ci beneen aaya balillaaha fa'bud wa kun mina shaakiriin képp koo xamante ne dafa tànn dafa jublu ci beneen dundin bu dul l'islam maanaam bu dul wommatu totalement ci yàlla kenn du ko nangul fa lan yuqbala minhu kenn du ko nangul xam nga dafa ni waxul fa laa yuqbala minhu dafa ni fa lan li tabit maanaam ngir day wane ne ba faaw kenn du ko mën a nangu dundin woowa te waxul ne yàlla du ko nangul ngir jéppi gi nga xam ne moom la jéppi ñooña te xam nañ ni yàlla moom la nangoom am solo waaye ngir ñooña doye di giñ doye di fa borom subhaanahu wa ta'aala moo tax waxul ne yàlla du leen ko nangul ndax bu boobaa dana nekk mérite ci dana nekk ngëneel ci ñoom borom subhaanahu wa ta'aala di tudd turam di wax ne dina def nangam waaye dafa ni kenn du leen ko nangul mooy comme siraatal lazina an'amta alayhim ba pare ne ghayril maghdubi alayhim wala daalliin ne borom subhaanahu wa ta'aala gindi ñu ci yoonu jubbu coo woral bi yoonu gaa yi nga xam ne yow buur yàlla subhaanahu wa ta'aala yow yaa xéewale ci ñoom nga gis ne kon askane la nañ jëf ci yàlla maanaam ne yàlla moo leen defal xéewal waaye mu ne waaye yàlla bul ñu teg ci yoonu ñañu mere xam nañ ni yàlla moo leen mere waaye duñ wax ne yàlla ñu nga mere de déedéet ñañu mere maanaam dañoo conjuguer mbir mi ci passif maanaam pour wax ne voilà ñooñu moom amuñu solo dañ leen a mere wala daal dina du caageen ñi sànku ña maanaam waxul ñi nga mere ak ñi nga sànk déedéet
maanaam ngir askanale gi ñuy askanale jëf ji yàlla ci boppam dafa am teranga bu ca ne waaye fii borom subhaanahu wa ta'ala di leeral ne ñooñu kenn du leen nangul te waxul sax ne yàlla du leen nangul waaye tamit baatu kenn du leen ko nangul gi dafa am leneen lu mu umbaale mooy yàlla du ko nangu malaaka yi duñu ko nangu nit ñu baax ñi duñu ko nangu xattaa ba ñoom seen biir duñu ko nangu voilà moo tax ñi nga xam ne dañuy suul weddi borom bi subhaanahu wa ta'ala nanguñu wommatu mu ne innal lazina kafaru yunaadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum in tud'awna ila al-iman fa takfurun borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ñi nga xamante ne day danoo weddi daañ leen woo yawmal qiyaamati ne leen mer bu tar gi leen yàlla mere jéppi gi mu leen jéppi maqtullahi mooy jéppi yàlla akbaru moo gën a màgg min maqtikum anfusakum ci jéppi gi ngeen jéppi seen bopp is tud'awna ila al-iman ndax dañ leen doon woo ci ngëm yàlla fa takfuruna yéen ngeen weddi kon borom subhaanahu wa ta'ala constitution boobu mu teg ne nañ ko tegu dañ ko topp moom moo ëmb mboolem li nga xamante ne dafa feeñ ci ñu koy mën di jëfe ci biti waaye moom moo ëmb mboolem li nga xamante ne dafa nëbbatu làqatu nekk loo xamante ne xaqiqa la réalité la boo xam ne dañ kaa war a dund ci bu ñu nekkee di ci jaamu yàlla yu feeñ yi moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ñu dellu ci aaya bi ñu dikkoon a wax mooy bi mu tuddee mais ni mu ko tëralee noonu mu tudd juróom yi yeneen yëpp alayhi salaam ne an aqimu diina ne taxawal leen dundin bi mooy dundin bu baax bi te mooy wommatu bu mat bi wala tatafarraqu fiihi te bu leen ci tàqalikoo yéen ñëpp na ngeen wommatu udxulu fi silmi kaafa comme ni wax ci beneen aaya bi dugg leen ci wommatu bu mat gi sëkk yéen ñëpp bu kenn des maanaam mooy nga wommatu ci borom subhaanahu wa ta'ala mooy islam baat boobu mooy islam loolu lay def defuma ko te ci loolu la mucc nekk ci la jàmm ne relation bi mu am ak jàmm ak salaam ndax ci la mucc nekk ci la jàmm ne ci la xéewal ne ci la yiw ne ci la teraanga nekk ci la mbaax ne ci la ngëneel nekk ci la yombal nekk ci la jàppandal nekk ci la lépp nekk mu ne waaye lii kabura alal mushrikiina maa tad'uuhum ilayhi gis nga way bokkaale yàlla yi nga xamante ne ñoom nanguwuñu yàlla yi kese wommatu ci yàlla yi kese nanguwuñu kenn ku leen moom wala lenn lu leen moom bokkut ak borom subhaanahu wa ta'aala maanaam parce que loolu mentalité la islam mentalité boobu la ñëw teg mais kenn warulaa moom te lenn warulaa moom xattaa ba yow sa bopp da ngay denc jàpp gi nga jàpp ne yaa moom sa bopp parce que amul waxuma la maa moom sa bopp lu ma neex def déedéet xattaa yow sa bopp moomoo sa bopp nu ma neex laay xalaat nu ma voilà am naa droit gisee nii sama gis-gis la man déedéet amoo droit bi wommatu total moom nga war moom moo la war nga wommatu moo la war pas lu ma neex def nu ma neex lay xalaatee lu ma neex déedéet du lu la neex li neex yàlla la su ne waaw nga ni waaw su ne déet nga ni déet su ne waaw déet nga ni waaw déet su ne déet waaw nga ni déet waaw su waxul dara sax nga ni waaw kon waxuma dara nii la nga ni dox ok noonu la bu nee du nii nga ni ok du nii bu nee nii la du nii sax nga ni waaw nii la du nii
mu ne du nii la nga ne waaw du nii la boo waxul dara nga ne waxu ko dara maanaam yow sa choix amatul raison d'être choix wu yàlla rek a fi ne te loolu mooy xaqiqa bi tamit sauf que borom subhaanahu wa ta'ala ci zahir ci biti day feeñal yow sa ay choix bàyyi nëbb moom ay choix wam moo tax léeg-léeg ci yenn xew-xew yi mu nëbb mu inhiber sa ay choix maanaam mu inhiber ko maanaam comme boo amee ay jafe-jafe wala nga nekk ci xat-xat wala nga feebar wala nga tële et cetera loolu moom moment yooyu dafa inhiber maanaam dafa annuler daa neenal sa ay tànneef say tànn daa di feeñal moom ay yosam bu boobaa tamit nga war a taxaw ne ko yàlla yow yaa feeñal li nga tànn maa ngi nangu di wommatu ci li nga tànn waaye jamono ji nga xamante ne dafa nëbb ay li mu tànn moom borom subhaanahu wa ta'aala feeñal te yow yi nga tànn mooy moment yi nga xamante ne am nga nur ci zahir ni am nga liberté def lu la neex nga ne ko borom subhaanahu wa ta'aala man du ma nekk ci li ma neex déedéet yow yaa nëbb li say tànn li nga tànn feeñal man samay yos man dama koy dëppale ak yow li nga tànn mooy wommatu googu loolooy wommatu gu mat subhaanahu wa ta'ala mais ñi nga xamante ne dañoo nangu leneen lu bokkut ak yàlla moom leen moo tax borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi wax exemple ñooñu ñan la maanaam nit topp wommatu ci borom subhaanahu wa ta'ala ni mu gënee simple ni mu gënee yomb mu ne daraballahu masalan rajulan fiihi shurakaa'u mutashaakisuuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani masalan alhamdulillah bal aktharuhum laa ya'qiluun borom subhaanahu wa ta'ala ne sadd naa benn misaal damay joxe benn exemple misaal mu ne dafa am rajulan benn waay boo xam ne fii yi nekk na ci moom shurakaa way bokkaale maanaam moom ñi ko moom dañoo bari wala boog ay patron yu bari la am ñi am ay droit ci moom ci kawam dañoo bari ba mais ñooñu ñëpp mutashaakisuuna dañoo wuute ay bëgg-bëgg nga jël exemple waajooju nga xool war rajulan ak beneen waay boo xam ne moom salaman dafa wommatu carrément li rajulin ñi ci benn waay kese moom benn patron rek la am benn patron kese la am alors que ke ay patron yu bari la am ba pare patron yi kenn ku ci nekk au même moment da ngay am ay exigences yoo xam ne dañoo contradictoire wala dañoo bari hal yastawiyaani masalan ndax ñaar ñii yam nañ alhamdulillah ah lépp mais gars yi duñu xalaat lépp ci ñoom duñu xalaat maanaam nangu ne yàlla rek la moom muy diine ju baax bi mais loolu borom subhaanahu wa ta'aala kabura alal mushrikiina maa tad'uuhum ilayhi lu rëy la lu garaaw la ci ñi nga xamante ne ñoom dañ leen a bokk ñoom dañuy bokkaale yàlla c'est-à-dire que yàlla moom gi mu leen moom wommatu bi ñu war a moomatu ñu moom ñoom dañ ne yàlla kese mënunoo moom il faut que ñu am yeneen yu ñu bokk ak yàlla paa bi mère bi xale yi soxna si sama jëkkër adduna bi patron yi bëgg-bëgg yi foy caaxaan yi nga boole koog yeneeni mbir démocratie bi laïcité bi république bi et cetera liberté bi yëpp maanaam ñu bokk la c'est-à-dire que yow kenn nga ak bëgg-bëgg yi sa bakkan nit jàpp la moom la yilifa moom moo la dàq mën a moom bu la moomee moom ñeneen ñi ci def ñëpp da leen di relégué au dernier plan moom da lay noot carrément moom bu la moomee moom seytaane yow nga nangu mu ne ñooñu nangu loolu nga xam ne dañuy bokkaale ak yàlla maanaam dafa am ñu bari ñu leen moom mu ne ak ay rii ci ñoom matad'uuhum ilayhi ci li ngeen leen di woo di leen ci jëmee mooy lan
mooy lim ne nañu wommatu ci borom subhaanahu wa ta'aala kese loolu dafa metti ci ñoom dafa diis ci ñoom dafa tar ci ñoom te pourtant loolu mooy seen jàmm loolu mooy seen jàmm liberté boobu liberté maanaam da nga am liberté ya subhaanallah bon doo yegg ci nekk benn insoumis maanaam ko li ko ñenn ñi di waxe waa insoumis yi non doo nekk insoumis mais di nga nekk quand même insoumis par rapport ak keneen ku dul yàlla ci yàlla nag moom ngay nekk ku soumis maanaam mooy soumis islam gis nga même baat bi l'insoumis wala le soumis dégg nga l'islam le soumis voilà wala muslim bi le muslim mooy le soumis ki nga xam ne dafa womatu nga gis ne même xaraf yi soo ko xoolee dañuy dellu si mais boo bëggee ci ñoo soumettre rek maanaam ñoo womatu rek da ngay daal di nekk ci jafe-jafe ak ci xat-xat parce que du mën a nekk moo tax problème yu bari yi ngi di gis ci société bi loolu rek ko waral leneen waralu ko bu ñu wommatu woon ci benn borom subhaanahu wa ta'aala bi ñu moom te binduñu te xam ni adduna bi di doxe waaye xam tamit ñun la ñuy doxe ci suñu mboolem fànn yi kon lépp danaan coow jub xot tegu ci yoon loolu mooy sharia te yoonu yàlla yëpp ci kaw loolu la tegu mboolem li nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa ta'ala tëral ci ay àtte jaarale ko ci alquran wala mu jaarale ko ci ay njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lépp ci loolu la tegu maanaam constitution bu mag boobu mooy ak sharia nag léeg-léeg dañ koy wax mu jàmmarloo ak xaqiqa mais en réalité benn réalité bi la sharia bi moom mooy li nga xamante ne moom lay jëf boroom subhaanahu wa ta'aala yoon bi ma tëralal législation bi moo tax loolu moom mooy définition maanaam sharia noonu lañ koy firi ci tubaab dëgg la vrai maanaam boo ko bëggee firi ci tubaab da nga naan la loi wala la législation purifiée c'est-à-dire ak ash-shari'atu mutahhara maanaam mooy la loi wala la législation purifiée mooy yoon bi nga xam ne dañ ko teg vraiment mu laab set ci mboolem lu wàññeeku ak tilim ak tooñ ak njubati ba pare amul benn vide juridique tamit amul loolu mooy charia léegi nag charia boobu su ma koy mettre en application maanaam su ma koy jëfe parce que charia buñ ko jëlee mu jàmmarloo ak xaqiqa c'est parce que charia dañ koy mooy li ñuy mettre en application mooy li ñuy jëfe sauf que xaqiqa mooy li ñuy dund voilà moo tax par exemple baatu tahqiq day mën ci tekki approfondir benn mbir maanaam bu dee ci ay buñ naan par exemple ki nga xamante ne moom mooy muhaqqiq buñ naan muhaqqiq mooy ki nga xamante ne day approfondir benn étude ci benn affaire voilà day am expertise approfondie ci benn étude loolu mooy muhaqqiq kon tahqiq mooy loolu maanaam mooy xóotal mbir réalité boobu léegi haqiqa boo ko xoolee tamit mooy la vérité muy dëgg gi day teg tamit la réalité mais aussi la réalisation moo tax tahqiq aussi buñu naan tahqiqul amri mooy réalisation mbir mi maanaam nga gis ne kon day tekki loolu tamit maanaam loolu buñ ko bëggee wax dañ naan kon charia bi bu nekkee mettre mise en application bi mooy li ngay jëfe di ko doxale haqiqa bi mooy li nga xamante ne moom ngay dund et que maanaam dëgg gi nekk ci charia bi li ngay mettre en application noonu dëgg gi ci nekk mbir mi ni mu nekkee ci dëgg yow noonu nga koy dundee yow ci sa xol
ci sa mboolem mbir yi sa mboolem jëmm yi sa mboolem nekk-nekk gi ci sa wax ci sa bakkan ci sa xel ci say xalaat ci say doxalin ci say idéologie ci say mentalité ci sa lépp noonu nga koy dundee loolu moom la ñuy wax xaqiqa mooy la réalisation même des réalités seigneuriales derrière la législation purifiée loolu mooy xaqiqa léegi su amee shira comme li Alxuraan wax shira mooy aw yoon mooy ak yoon maanaam mooy peuple yi maanaam nation yi umam yi ñu njëkk ñi ak ñun wuute nañu quand même léeg-léeg yenn mbir ci sharia am na yu ñu bokk mooy fondement yi jaamu yàlla gi war a womatu ci yàlla kese bañ ko bokkaale ak dara et cetera mais am na loi bi day mën daan évoluer ci génération yu njëkk yi maanaam ci peuple ci nation yu njëkk yi xeetu njëkk yi loolu tax ku nekk amoon nga shira mooy benn partie ci charia bu mag bi wala boog adaptation ci charia bi benn version ci charia bi mais version évoluée bi bu mag bi mooy bi yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee ci la lépp mat moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne fal yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinan gis nga tey moom akmaltu matal naa seen diine ji mat na léegi maanaam seen dundin wi ni ngeen ko war a def yëpp léegi mat na te atmamtu mottali naa alaykum ci yéen diina ni'mati sama xéewal mooy xéewalu l'islam ji léegi mottali naa ko maanaam mooy avant mottalikuwul woon mais léegi moom daa mottaliku voilà lu mat mooy loo xamante ne dem na ba jeex ba agsi à terme loolu mooy lu mat mottali mooy loo xamante ne dem na bay waaj a feet ñu daal di ci yokkaat luy tax mu mat loolu mooy mottali léegi xiiwal boobu yëpp léegi mottali naa ko waaye nag wa raditu lakumul islaama diinan gërëmloo naa leen wommatu gu mat sëkk gi mu nekk seen dundin wommatu gu mat sëkk gi léegi mooy seen moom laa gërëm ne mooy seen dundin wommatu gu mat sëkk googu mënta jaaree lu dul ci njàngalem borom subhaanahu wa ta'aala ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leneen li des ay caaxaan mais comme que shira am na mais mu am minhaj tamit minhaj mooy yoon wi yi nga xamante ne ci la ñuy mën a jaar moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwaanahu subula salaam borom subhaanahu wa ta'aala ne dëgg wàccee na dikkale na lañ tukkee ci seen borom subhaanahu wa ta'aala leer gu maggee mag mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit téere bu bir leer ay mbir muy alquran maanaam ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy alquran bi dox di wax nga xam ne moo ko firi mu ne alquran ak sunna bi yahdi day gindee bii ci moom allahu buur yàlla man ittaba képp ku topp ridwaanahu ay ngërëmam moom borom subhaanahu wa ta'aala ne gërëm yàlla rek ngërëmal yàllaa ma yitteel lan la ko yoo teg mooy subula salaam yooni mucc yi maanaam du benn yoonu mucc moo am mais ay yooni mucc ñoo am ak feneen bi borom subhaanahu wa ta'aala wax ne wallaziina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa wa inna allaha la ma'al muhsiniin ñi nga xamante ne dañuy kër di def seen yulli seen dayak coono li ñu mën yëpp ñu di ko def ngir ci ñun maanaam ngir rek yegg si ci ñun ngir am suñu ngërëm ñun yàlla giñ naa ni dinañ leen gindi ci suñu yoon yi subulanaa kon da ngay gis ne yoon yi ci biir charia bi mooy constitution bu mag bi pour mën di agsi ci xaqiqa bi mooy réalisation bi
réaliser réalité vérité seigneuriale yi yoon yooyu mën na noo bari loolu moom moo indi tarixa yi loolu ko indi maanaam mooy yoon yi ñu mën a jaar ngir mën a yegg ci yàlla borom subhanahu wa ta'ala en tout cas ngir mën a dund haqiqa bi parce que charia bi mooy donc mooy la constitution en tant que telle la mise en application et que haqiqa bi mooy la réalisation mooy dund gi ngay dund mbir mi dëgg spirituellement ba incarné ko loolu nag dafa am chemin dafa am yoon bu lay permettre nga mën a booy nekk ci mise en application bi nga mën a réaliser haqiqa bi loolu nag dafa jafe loolu moom moo tax mu am ay yoon yoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk ngir mën laa dimbali nga mën koo def yoon yooyu nag bari nañ danoo bari borom bi ci yoon ma def subhaanahu wa ta'aala def ko benn yoon kese ay yoon yu bari la ko def te tënk ko ci ñenn kese da koo tënk ci ñu bari da koo def tasaare te tënk ko ci benn xeetu jaamu yàlla kese mais ci xeetu jaamu yàlla yu bari la ko def ci anam koo xamante ne tey su fekkoonte ne man dama am tayyal par exemple ci zikar ak ci di julli naafila borom subhaanahu wa ta'aala ubbil ma buntu koor may naafila ci koor ñenn ñi borom subhaanahu wa ta'aala ubbil leen buntu di dimbali nit ñi di dox ci seen ay aajo mu ubbil leen buntu boobu ngir ñu mën a réaliser maanaam ñu dund xaqiiqawu sharia bi mooy réalité spirituelle bi nekk ci ginnaaw ñii borom subhaanahu wa ta'aala ubbil leen buntu aji Makka umra et cetera ñii borom subhaanahu wa ta'aala ubbil leen buntu di conseiller nit ñi lu baax ñii borom subhaanahu wa ta'aala ubbil leen buntu sàkku xam-xam ak di jàngale ñii borom subhaanahu wa ta'aala ubbil leen maanaam ku nekk borom bi lim la ubbil am ñoo xam ne borom bi daf leen ubbil ay buntu yu bari en même temps mais yooyu yëpp ay yoon la yoo xamante ne daf lay yóbbu ci ngay réaliser charia bi mais dans sa réalité interne dans sa réalité interne maanaam mooy ni mu nekkee ci biir ci dëgg-dëgg et que ngay dund borom bi subhaanahu wa ta'ala ngay dund yàlla loolu mooy xaqiqa bi moo tax bi ñu laajee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la moo tax gis nga moo tax borom subhaanahu wa ta'ala bi ne wallaziina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa daf ko jeexale ne wa inna Allaha la ma'al muhsiniin te naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mi ngi ànd ak ñiy rafetal mooy ñi nga xam ne dañu nekk dans l'excellence Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu laaj ko ihsaan boobu mooy lan daf ni mooy an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy nga jaamu yàlla comme si ne yaa ngi koy gis te xam ne soo ko gisul moom yàlla mi ngi lay gis maanaam mooy ngay jaamu yàlla ci anam goo xam ne da ngay mel ni da ngay gis yàlla te loolu mooy niveau bi gën a suufe am na niveau bi gën a kawe mooy ngay gis yàlla saa su ne ci lu ne à travers lu ne loolu moom expliqué nañ ko taxaw nañ ci lu yàgg lu bare bari ci suñu jotaay yi wala laa nga xam ne woon mel na dund googu nekk googu ngay gis yàlla ci lu ne niveau boobu dafa jafe am mais quand même il faut ngay dund charia moo la mën a yóbbu ci loolu léegi nag yoon yi bari tarixa yi looloo ko indi kon tarixa tey boo ko bëggee xam mooy lan du comme li wolof yi jàpp nga xam ne sa mbokk yi ñoom jàpp nañ ne bu ñu nekkee ci tarixa loolu maanaam genre laisser-faire ci mboolem mu yàlla yi parce que jàpp nañ ne day war a mën a tax ñu mën a mucc ci safara dem àjjana naturellement ci lu yomb loolu moom taxul tarixa jóg tarixa yóbbu la ci yoonu yàlla moo tax ñu jóg maanaam mooy lan concrètement mooy charia bi soo koy dund sooy mettre en application charia bi donc mënu ci ñàkk sans charia xaqiqa mënta am te bu xaqiqa amul tariqa mënta am parce que tariqa mooy yoon bi nga xam ne tariqa loolu lay tekk mooy yoon la voie mooy yoon bi nga xam ne moo lay dimbali ba sooy dund charia bi maa booy jëfee charia bi ngay mën a dund xaqiqa bi yoon wi lay dimbali ba nga maanaam def lien entre ñaari points yi loolu moo tudd tariqa mooy yoon wi kon tariqa bu fekkee charia nekku fi maanaam yow doo fonkoo charia
xamal ni amoo tariqa parce que amuloo xaqiqa boo war a dund boo war a réaliser amul voilà kon dinañu gis lu tax ñu mën a wax ne comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay yore weesu bi ñuy rawatina bi ñuy gis ci itlaq am na ci benn point bu am solo buñ ci gisoon ci bi ñuy wax al itlaq wa taqyid ci kanzul awwal bi la bokk mooy sax d'ailleurs première kanz bi première chapitre bi al itlaq wa taqyid mooy ne itlaq googu nit ki dem ba de manière absolue ci loolu joyal muy dund borom bi subhaanahu wa taala di nekk ak borom bi subhaanahu wa taala jeex takk ci nekk borom bi subhaanahu wa taala ngir jeex gi mu jeex ci jëm Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu du mën a ne te du jàppandi lu dul ci koo xamante ne dafa tënku ci sharia bi dayo tënku faaw nit ki mel noonu maanaam tënku ci sharia bi dayo tënku loolu rek moo ko mën a permettre ci mu mën a dugg nag léegi ci itlaq googu kon gannaaw ba lii leer na léegi nañ gis ne kon li ñu nekk sharia wuute na ak compréhension bi nga xamante ne léeg-léeg moom la ci yéeféer yi am waaye tamit wuute na compréhension ba xattaa li ci yenn jullit ñi ndax jullit ñu bari bu ñu waxee sharia ñoom dañuy ne voilà c'est l'application de la charia maam liñ ci nam mooy way dañuy rey nit ñi dañuy dagg loxo yi te sax duñu wax ne kii sax ci lañuy dagg loxoom ñoom duñu wax loolu de dañ naan rek dañuy dagg loxo yi dañuy rey nit ñi tey ku njaaloo léeg-léeg sax nga dégg ko maanaam non diw moom bu faloo charia la fi teg c'est-à-dire que loolu partie la ci charia c'est vrai que ci charia la bokk mais partie la ci charia mooy sentence yi mooy jinaayaat yi bu yow boo demee ci téere fiqh yi ñoom suñu jàng charia jinaayaat yi daan ci ca gannaaw lay ne mooy lépp loo xam ne dafa aju ci ak teg daan te loolu parce que société bu amee faaw loolu am ci société pour mu mën a dox mu am ay garde-fou yuy tax ba nit ki du def lu ko neex ci dundam du doxale lu ko neex ci àddunam déedéet day jëf ak di wax selon ay règles selon ay lois parce que xattaa ba loolu même yéeféer yi comprendre nañ ko moo tax tamit duñu bàyyi dëkk bu normal laa wax duñ ko bàyyi noonu sans mu am ay lois yoo xamante ne nit ñi dañ ko war a topp ko maanaam woomatu ci mais xattaa ba loolu yéeféer kii da ngay gis yenn ci jullit ñi ñett a comprendre baatu charia day tax ba ñoom à la limite menace lañ ko xaw a jàppe dañuy tiit dañoo jàpp ne charia moom ay loi rek la yu strict yoo xamante ne maanaam du la bàyyi sax nga réfléchir dans le sens où du la bàyyi nga maanaam nga am ay buntu yooyu jàll pour mën a mucc pour mën a ne lii dañ ma koo tuumal te defuma ko waaye comme charia nee na nangam dañ may teg nangam alors que mbir mi demul noonu man damay wax rek nii li may wax nii mooy ci jinaayaat te loolu partie bu ndaw a ndaw la ci charia tey boo xoolee téere yi nga xam ne ñooy téere fiqh yi téere yi mooy yu mag yi soo leen xoolee téere yu mag yi nii da ngay gis téere yi nii la ñuy toll maanaam mën nañu def yenn yi 5 tomes yenn yi 10 tomes et cetera 8 yenn yi 8 tomes et cetera maanaam même ci sur tey bu ñu xoolee téere boo xam ne léeg-léeg sax mën na ko ëpp selon aussi ni mu aborder sujet yi voilà mais téere boo xamante ne tey par exemple 10 tomes la def
bu ñu demoon tey partie yi nga xamante ne moom mooy jinaayaat yi moom mooy yi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu ku sàcc dañ lay dagg sa loxo ak règle yi ci aju yëpp ku rey nit dañ lay rey ak règle yi ci aju yëpp ak conditions yi parce que loi bi daf fii ne mais conditions yi ñuy appliquer loi bi tam daf fii ne te dañ koy teg dañ koy préciser ba pare bu amee lënt duñu mettre en application maanaam duñu teg daan nit ki parce que affaire yi dafa lënt vaut mieux que parce que présomption dina sax moo am mooy li ñu tuddee baraa'atu zimma loolu moom mooy cosaan ci mbir mi il faut que ñu am preuve bu formelle bu irréfutable buy wane ne effectivement kii liñ koy jiiñ moo ko def ba pare ci conditions yi ñu war a mën a tegee daan ci kawam tamit noonu conditions yooyu la ko defee yooyu yëpp il faut que ñu xam ko ku naan sàngara dañ lay dóor ay yar ku jiiñ nit njaaloo noonu ku et cetera yeneen yi maanaam yooyu yëpp maanaam boo xoolee nga xamante ne ci xuduud yi la ak aziraat yi xuduud yi mooy acte yi nga xam ne sharia maanaam ci alquran wala ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam de manière formelle xam nañ ni ku def nangam lañ lay def mooy xuduud yi bu dee ta'zir mooy loo xamante ne sharia précisé wul ban daan la ñuy def ku teg loolu maanaam bu boobaa juge bi ci boppam mooy xool solo jamono jëm ne solo dëkk bi mu ne solo waa ji ko def ak solo kii condition yi nga xam ne ci la ko defee ak yu mel noonu mu xool ban xeetu daan la koy teg mën na jóge ci xas maanaam wala boog pas xas mais yedd quoi yedd la bëgg wax maanaam mën naa jóge ci yedd ba ci ay duma ba ci tëj kaso et cetera voilà mais loolu juge bi moo koy xool mais daf koy teg ci ay ci loo xamante ne ci maanaam lu ñu mën a tuddee masalihul mursala la mooy intérêt généralu dëkk bi intérêt généralu société bi ci lañ koy tegee loolu moom la ñooyu ta'zir la donc ñaari yooyu mais ma ne ñaari groupe yooyu yëpp tey bu ñu leen tegoon ci aspect ci téere fiqh bu mat fukki tomu livre loolu yëpp li ma wax fi yëpp du weesu 20 pages sharia bi moo ne leneen li ci des tamit li ci des yëpp ci buntu fiqh bu yooyu dañuy wax sharia moo tax bu ñuy wax sharia dañ koy opposer ak xam-xam bi tax nit ki xam sharia léeg-léeg dañ koy tuddee fiqh et que xam-xam bi tax nit ki mën a dund xaqiqa ak tariqa bi muy jaar ba mën koo dund loolu dañ koy wax tasawuf voilà et que après tariqa bu ci ne am ay règles boppam am ay fiqh seen fiqh bopp am seeni doxalinu bopp voilà am seen ay règles yu ñu teg comme ni nga xamante ne noonu la imam yi yëngatu ci wàllu fiqh di mënee am seen ay ijtihad di def di wax ne ñun kat suñu ngir ci masala yi sàngam ak sàngam wala ci nangam ak nangam dañ cee teg tel règle wala boog de manière générale suñu usul yi fondement yi ñuy basé woo pour mën a xool atte sharia yi di ci mën a analyser dafa am rek tel règle dafa ko ci am maanaam imam ñoom ñëpp am nañ ci ay imam di def ci ay ijtihad loolu tamit la ñuy yëngatu ci tasawuf amee ay imam yu mel noonu ñoo xamante ne ci seeni tarixa dañuy tëj ay loi yoo xamante ne moom mooy yombal mooy mën a tax ba seen yoon mu mën a baax ni mu war a mel maanaam mu yëwén ni mu war a yëwéne selon seen ay expérience spirituelle selon ndigal yi ñu jot selon et cetera donc yooyu tamit ay mbir la yoo xamante ne mais yëpp mën na ko dugal ci charia moo tax baatu charia moo gën a yaatu bu doon tey dañ koy mel dañ naan charia mooy géej gi moo tudd charia et que profondeur u géej gi ak li nga xamante ne moo ci nekk ci ay wurus ay ngalam ay jumtuwaay man luñ ci mën a jariñoo loolu moom mooy xaqiqa bi voilà léegi nag comme profondeur bi dafa dangereux looloo tax ngay gis exemple bi bokk na ci li tax bu baax sax mooy loolu moo tax ngay gis ñi nekk ci yoonu tasawuf ñu bare di dugg ci alkane maanaam di nekk ci ay caaxaan yu dul jeex di dugg ci ay bokkaale yu kenn xamul nu nag di nekk ay wuyu yu mat sëkk li ñu doon di ba pare di tuddee seen bopp ay kilifa diini ay sëriñ
lii moom moo ko waral loolu moom moo tax nga gis ñu nekkul ci tarixa yi maanaam ci yoonu tasawuf léeg-léeg sax ñi nekk ci tasawuf waaye bu ñu nekkee ci tasawuf te dañ ca nekkee baaxul ñi nekkul ci tasawuf di leen gën aw demin di leen gën fonk diine di leen gën fonk alquran ak sunna di leen gën a nekk ci lu baax ci biti nii rek ne serait-ce que ci gis ne serait-ce que ci gis boo jàkkaarloog ñoom nga teg ku nekkul ci tarixa te ne dafa bëgg dund sharia nga xool ñu nekk ci tarixa yi te nee nañ te ñu nekk ci nekkin woo xam ne nekkinu caaxaan la parce que dafa dangereux profondeur géej gi dafa dangereux ñooñu moo tax ngay gis ne ñooñu façon wañ cay nekkee nekkinu ku xoromu lay doon ku reetaanlu koo xam ne am xelam newul ci moom ku wéradi ku wayadi nekkinu sax lay doon koo xam ne boo ko gisee daanaka doo ko xaw a xàmmee par rapport ak jullit ñi jëmm ji moom amul lu mu nuru ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp luñ ne sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam la sa def ci zahir ci ni muy solo ci ni muy def ni muy doon teniroo ni mu mel mu nuru ko dara kee moo ko gën a nuru waaye nag ku ci nekk bu baax kooku nag day nekk ci wurus yi ngalam yi waaye nag dafa am yoon wala cay jaare la yoon woowa moom moo tudd tariqa kon te loola faaw nga am maître nageur bu ay boo xam ne mooy dugg ak yow ci biir géej gi ngeen di dem ba ci profondeur yi ci abysses yi les abysses de l'océan voilà ci xóotaay yi ci ruq yi ruqaat yi di jël jën yi gën a baax waaye di am wurus yi ak ngalam yi gën a sell ba pare ngay mën di explorer xàq yooyu réalité yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ci kaw loolu jotaay bi ak mbëmbëstal la woon maanaam introduction laytaay la woon ci ñu xam sharia buñ ko waxee lan lañ ci jublu insha allahu taala dinañu dugg ci buntu bi insha allah jotaay bi di ñëw buntu bu guddul la mën nañ ko def ci yeneen ñaari jotaay insha allah wala sax parfois benn mën nañ ko def benn wala ñaar wala ñetti jotaay insha allah ci jotaay yi di ñëw ñu yom foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin